أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokki askan wi maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku nekk sa tur ak sa sant man la Ibrahima Diop seen président bi ngeen xam ni fan ngeen ko ci fan yi weesu ngir mu jiite askan wi waxoon naa leen keroog ci saal ba ne am na programme boo xam ni nas naa ko te incha allah ma fas yéene ànd ak ñi nga xam ni ñoo may jàppale ci liggéey bi ngir ñu mën ko réaliser te lépp jëm ci askan wi. point bu njëkk bi moo doonoon consolidation di cellule intorno alla CSPP su tutte le province. L'idea è di fare in modo che ogni provincia, se possibile, di creare una cellula raggruppando i senegalesi. Così facendo faciliterà la comunicazione e l'accesso al nucleo centrale CSPP tramite uno o due rappresentanti che a loro volta faranno parte di un organismo più ampio che si chiama Comité Diretteur, tranne a Parma dove risiede l'esecutivo della CSPP. Avranno il compito di raccogliere e dare informazioni, ideare e realizzare tutte le attività possibili per armonizzare la vita sociale e culturale della comunità. Il nucleo centrale ha il dovere e l'obbligo di assecondare nella realizzazione dell'attività. bi maanaam point bi li muy wax mooy xam ngeen ni association bi muy CSPP matalewul fépp, mënta jot ñëpp te it mënta yëkkati téléphone di woo ku nekk. ci loolu ci la ñu am xalaat ni 44 provinces yi ak Parma mooy 45 bu ñu defoon ni province bu nekk ña fa dëkk ci ay sénégalais tànn ñaari nit wala benn nit ci ñoom bu ñu ko dajalee ci province bu nekk nit ñooñu buñ leen boolee mooy ce qu'on appelle comité directeur. maanaam ñooñu xalaatu sénégalais yi nga xam ñoo dëkk ca gox ba ak seen ay projet ak seen ay mébét ñoom ñoo koy yeggalee ci organisme central bi muy CSPP muy bureau bi. ok donc loolu xalaat la boo xam ni yaakaar naa ni war na mën a yombal liggéey bi te dina tax sénégalais fu mu mën a nekk ci Parma et provincia kenn du ko fàtte ay xalaatam ak mbébétam yépp dina egsi ci nucléo central bi. donc may ñaan askan wi ku nekk fa ñu dëkk ci province de Parma ñu tànn fa benn nit wala ñaari nit ñu signalé ko mu jox ñu numéro téléphone am jox ñu turam ñu koy woo di jokk ak moom. loolu it terewul bu dee dañoo war a déplacer dinañ déplacer dem ba ci goxaan yi fekk fa nit ñi di waxtaan ak ñoom di sontante ak ñoom xalaat. donc loolu mooy xalaat bi nga xam ni xalaatoon nañu ni bu ñu ko defee yëf yi dina yomb. waaye nag nucléo central bi nga xam ni moom moo nekk fii par muy CSPP wareefam moom muy déglu bu baax li nga xam ni ñoo dëkk ci province yi ñu ngi koy andi taxawu leen jàppale leen ci li nga xam ni moom la ñu bëgg a réaliser te lépp jëm ci askan wi. kon maa ngi ñaan ñëpp ci dëkk ci gox-goxaan yi bu ñu mënee tànn ay représentant benn wala ñaar nañu ko tànn boo defee ñu def liste bi parce que ñooy constituer comité directeur bi nga xam ni bokkul ak exécutif bi. exécutif bi mooy bureau bi nga xam ni mooy liggéey fii Parma mais comité directeur bi mooy représentant yooyu yëpp bu ñu leen boolee mooy comité directeur ndax seen liggéey dafa am solo trop ci association bi ndax dinañ egg foo xam ni ñun du ñu mën a décider lenn laaju ñu leen ndax am na liggéey yu bari yoo xam ni ñu ngi ciy jëm te dafa laaj ñoom seen xalaat nga xam ne mooy xalaatu askan wi. beneen point bi mooy
mobilisation generale per la ricerca di mezzi economici al fine di realizzare le attività. Avendo un bilancio deficitario non si consente di arrivare a realizzare tutte le attività che possono dare gioia e armonia a tutti i vari componenti della nostra società, bambini, donne, uomini. Perciò fare in modo che tutti i suoi membri comprino la tessera è primordiale, ma non basta. E invitiamo chiunque abbia idee e proposte che si consentiranno di fare cassa, a farsi avanti per il bene della comunità. Gli sponsor sono molto importanti, perciò è importante parlare della nostra associazione CSPP nei luoghi di lavoro con persone sensibili e volenterose a aiutarsi anche economicamente. Non possiamo parlare di finanza senza parlare di una gestione trasparente. Perciò l'associazione prende l'impegno di divulgare l'estratto del conto bancario sul sito e giustificare tutte le spese che verranno fatte con i soldi dei contribuenti. Mbooloo mi pàcc bi li muy wax mooy ñun sunu objectif li ñu tax a jóg mooy liggéeyal askan wi mais comme ni ma leen ko waxee woon liggéeyal askan wi dafa laaj moyen. ndax jamono tey génn sa bundu kër rek dox 1 kilomètre dafa laaj moyen de transport essence koy dawal wala gasoil te yooyu dafa laaj moyen. donc ñu ne askan wi yëpp dañu war a booloo jàppoo ngir liggéey pour ñu wut yooyu moyen te yaakaar naa bi ci jiitu mooy sénégalais bu nekk war nga xam ni association bi sa yëf la daf la concerner directement wala indirectement bu dee yow dëkkoo ci province de Parme mais ñi fi dëkk daf leen concerner directement parce que ñoom ñi ngi ci biir ñi ci des nag ay sympathisants la ñeen di tuddee maanaam ñoo xam ni dañoo yëg liggéey bi ñuy liggéey dëkkuñu fi mais sawar nañ ñoo jàppale ci seen doole ak seen am-am. donc yaakaar nañ ni li ñuy war ñun li njëkk mooy képp koo xam ni dëkk nga ci Parme et provincia li nga xam ni mooy mandargaal sa bokk ci association bi mooy carte de membre bi nga xam ni ñu ngi koy jaay muy jar 10 € te ñu koy laaj benn yoon ci at mi te léegi damay dégg ñu ne nit mu naan man rek bu ma jëndee ci kër gi doy na mais doyul. ndax association bi toogalu la yow kese toogal na la yow toogal say soxna toogal say doom ndax yaakaar naa ni képp koo xam ni citoyen nga majeur muy góor muy jigéen war nga mën a jënd li nga xam ne mooy mandargaal sa bokk ci association bi. ñu ngi leen di ñaan lillahi wa rasulihi ñu jàppale association bi ci loolu. Abdou Ba wax na ko. bokk ci organisme yi nga xam ne ñi ngi fi di taxawu nit ñi bu ñu nekkee en difficulté lu war la wareef la ma ci profité di lancer invitation commencé ko ci sama bopp képp ku ci bokkul woon ba tey ji nang ci jéem a bokk ndax dafay taxawu nit ki bu dee dafa nekk ci tolof wala mu toll ci diggante waaye it terewul li nga xam ni association moom lay laaj nit ñi war ko ci mën a jàppale ndax bokkuñu rôle ñoo bokk fu ñu jëm ndax fi ñu jëm mooy taxawu sénégalais yi mais dafa am ku nekk ci fànn woo koy defee donc ñu ngi leen di ñaan wax dëgg yàlla yéen ñëpp ngeen jënd carte de membre yi ngir dooleel association bi mu mën a matale yéeneen ci askan wi ma ni nag loolu it doyul ndaxte képp koo xam ni am nga xalaat boo xam ni war na mën a tax association bi am loo xam ne dina ko mën a dugal ci keesam pour doxal activité bi ñu ngi lay tàllal sunu loxo ñu ngi lay dégg sunu ay nopp képp koo xam ni am nga xalaat bu jëm ci loolu bu loolu weesoo mooy invité Sénégalais yi aussi
ñuy wax association bi ci fi ñuy liggéeyee ci bërëb yi liggéeykaay yi ndax sponsor dafa am importance nañu ko waxtaanee ndax du ñàkk fi ñuy liggéeyee ay ñoo xam ni mën nañoo nekk tubaab wala africain loo xam ni ñun li nga xam ni moom la ñuy mébét di ko liggéey maanaam saf na leen ñor na leen ba mu tax ñu mën ñoo taxaw mën ñoo dimbali kon nañu koy waxtaanee tubaab bi xam ni ñun am nañu fu ñu bokk am na lu ñu tënk muy association CSCPP loolu am importance la ci toujours ci loolu may wax ni xaalis foo ko dégg dafa war a ànd ak li ñuy tuddee contrôle maanaam xaalis fu muy dugg ak du génn dañu koy càmbar di ko saytu kon man en qualité de président jël naa engagement ci kanamu Sénégalais yi ni association bi wala mu nekk ñaari weer wu ne wala ñetti weer wu ne dinañ jël extract compte bi def ko ci site bi ñu leen waxoon Sénégalais bu nekk mën koo xam looyul doyul lépp loo xam ni dépense la ci alal ji nga xam ni Sénégalais yi ñooñu ko dénk dinañ ko jël faram-fàcce ko def ko ci site bi ñëpp xam ne xaalisu askan wi kat lii lañ ci def donc may ñaan ñëpp incha allah ñu jàppale ci loolu. beneen point bi mooy promuovere l'uso del sito www.senegalesidiparma.it per la comunicazione. L'impatto dei mezzi di comunicazione moderne sulle nostre vite è di un'importanza notevole perché consente di raggiungere chiunque con un clic. Se pensiamo che ognuno di noi passa almeno 30 minuti a guardare i siti sul telefono, allora viene da porsi questa domanda: perché no il sito che mi informa sulla mia comunità? Invitiamo tutti a visitare il sito almeno una volta a settimana, perché può essere un mezzo per informarsi sulle attività e la gestione dell'esecutivo. Lo useremo per conoscersi meglio, pubblicando foto e video di feste della comunità, ma con il rispetto della privacy. tomb boobu gars yi li muy wax mooy li ma wax sànq rek association bi mënul bu xewlee wala mu soxla wala mu am lu mu yëgle Sénégalais bu nekk mu jël téléphone woo la mënuñu ko. li nga xam ni at yii ci mandat président Abdou Ba xeex nañu ba taxawal ko muy site internet muy www.senegalesidiparma.it bu ñu ca demee lépp lu ñu soxla ci association bi bëgg koo xam dinañ ko ca fekk ndax jàpp nañ ni ku nekk ci ñun di nga def 30 minutes ci site internet yoo xam ni du ca site. waa ñuy laaj waaw lu tax site bi nga xam ni moom moo tënk sénégalais yi ñun sénégalais duñ ci dugg di ko yër di ko seet donte benn yoon la par semaine ndax lépp dañ koy def ci site bi li nga xam mooy suñuy mébét li nga xam ni def nañ ko ak lépp loo xam ni xew la yoo xam ni sénégalais ñoo ko xew la muy gàmmu muy màggal muy ngénte muy ay takk lu mënti doon mën nañ ko documenter bu fekkee nit ki jox na autorisation pour ñu mën a def ko ci site bi ñëpp di ko gis ndax loolu yëpp dafa bokk suñu activité sociale dafa bokk suñu dund dafa bokk suñu aada te ci site bi rek lañ ko mën a def boo defee mu tasaaroo Sénégal yëpp mën koo gis. beneen point bi mooy création di un organo di dialogo. La comunità senegalese di Parma e provincia è multigenerazionale, motivo per quale non mancano irritazioni sociali che delle volte finiscono con lo strappo della famiglia, causando la dispersione dei membri. Motivo per quale cercheremo di costituire un organismo composto da persone di 3 generazioni diverse. Queste persone devono essere di una moralità indiscussa per facilitare la soluzione ai problemi che saranno chiamati a risolvere. Inoltre faranno parte di questo gruppo una donna e 2 giovani, che sia maschio che femmina.
mooy mbooloo mi gaa am na fi sax am na fi ndax am na mag ñoo xam ni problème fu mënta am ci askan wi dinañu bàyyi ba suuf sedd ñu dox sol seen dàll dugg ci kër yi di ko dox loolu ñàkk fi mi ngi fi am te bés bu ne ñu teg ci suñu bët mais it bëggoon nañu ñu officialiser ko ñu koy officialiser mooy ñu créer organe boo xam ni ñëpp xam nañu lii mooy organe de crise bi maanaam ay nit yoo xam ni nit ñu maandu lañu nit ñu tabe lañu nit ñu am yar lañu nit ñu am bàmmeelu biir lañu ñu boole ci jigéen boole ci xale yi muy góor ak jigéen parce que par couche sociale yooyu yëpp ku nekk am nga say problème léeg-léeg jëkkër am ñagas-ñagas digganteem ak jabaram léeg-léeg baay am ñagas-ñagas ci digganteem ak doomam léeg-léeg ñaari Sénégal yu bokkul dara sax am ñagas-ñagas seeni diggante loolu yëpp mënta ñàkk parce que ci société la segam ñi nga xam ni bokk ñu sax ndey ak baay des fois dafa am ay ñagas-ñagas seen diggante wala wax ma la ak ñoo xam ni dañoo bokk dëkk rek donc xalaat bi mooy ñu constituer boobu organisme ngir muy taxaw sénégalais yi ndax yaakaar nañ ni coow bala moo jóge ci kër weesu société maanaam weesu askanu Sénégal di dem ba tribunal wala mu dem ba ci télé yi yaakaar nañu war nañu koo jéem a mën a faj bala ma egg foofu ndax ku nekk ci ñun am nga koo xam ne ci dëkk bi bu la ñaanee nga may ko bu la teree nga bàyyi bul ne bul def doo def donc loolu la ñu mën a officialiser takk ko ci benn structure incha allah bu ko defee muy taxaw Sénégal yi di leen jàppale. beneen point bi mooy promuovere e sostenere i ragazzi per il futuro. La CSPP metterà tutti i mezzi possibili e immaginari a disposizione dei giovani finché riusciranno a avere il meglio di ciò che offre questo paese. Non si deve bastare il fatto che lavorino come operai generici o poco qualificati, perché chi si muove nel mondo delle aziende capisce che queste due generazioni di lavoratori sono chiamati a sparire con l'adozione delle nuove tecnologie. È ovvio che non tutti possono laurearsi, ma dobbiamo fare in modo che i più bravi ci arrivino con il nostro incoraggiamento, sostegno e soprattutto protezione, tenendoli lontano da tutti i tipi di distrazione, potendo troncare il loro cammino verso il successo. Non chiediamo ai genitori di non mandare i ragazzi nei centri di formazione professionali, ma parlarne con chi ha possibilità di indicare la strada migliore per il futuro dei nostri ragazzi in base alle loro capacità. La festa dell'istruzione è ormai consolidato, ma ci vuole innovazione, creatività e disponibilità da parte di tutta la comunità per rendere felici e orgogliosi i nostri figli. pàcc lu muy wax mooy ñun dañu war a taxaw sunuy doom yi parce que ni ma ko waxee woon keroog bu dee dañu fi commencé immigré depuis 1987 ba tey jii ay doom judd nañu fi ay doom jàng nañu fi ay doom dem nañu fi université donc loolu sunu wareef la ñu taxaw leen jàppale leen ba ñu mën a yegg foofu gaa ñëpp mënuñu ñoo am lauréat ñëpp mënuñu ko am ndax yàlla mooy maye te li muy maye tollowul ñi nga xam ni dañu am volonté am capacité devoir la ci ñun wareef la ñun en tant que société en tant que communauté ñu jàppale leen taxawu leen lu ñu soxla ñu taxaw ñun ñëpp ba ñu mën a egg fi nga xam ne moom la ñu bëgg ñi nga xam ni nag mënuñu egg foofu kooku lu jaadu la ñu jugaleen ci centre de formation professionnelle yi lu jaadu la ndax bu fekkee ni mënoo jàng ba am lauréat ba dem université métier daf ci baax parce que métier dafa baax métier bu xóotee ba jàng am sa métier am liggéey du jafe parce que Europe gi aussi dafa laaj métier
mais yan métier. ci loolu ñuy ñaan ñi nga xam ne ñooy waajur yi, doom yi nga xam ni dañuy jóge Sénégal ñëw fii taxaw dëgër, wala doom yi nga xam ne sax fii li ñu juddoo dem ba dëgër, bu ñu xëy rek ne centre de formation ay ITIS wala ay yooyu. mais nañu xool, nañu laaj ñi nga xam ni dégg nga maam ñoo leen jiitu ci njàngum école ba xam xale bi bu ñu waxtaanee ak moom ba xam ay capacité ba xam jar na ñu dul ko yeneen xeetu école. ku nekk mën na ne loolu c'est personnel, bien sûr c'est personnel parce que doom ji yaa ko jur, mais ñun ñaan nañu yàlla doom ji amal njëriñ ndeyam ak baayam, mais it amal njëriñ askan wi. donc ci loolu askan wi daf ciy jàpp, askan bi lu war la askan bi di ci jàpp. ñuy ñaan ku am sa doom muy doog a ñëw, bala ngay jàpp ci loxoom di ko yóbbu ay ITIS wala yooyu, jàppat ci loxoom yóbbu ko ci ay nit ñu waxtaan ñu xelal la, xool capacité am. parce que ñàkk déggul italien te am ay capacité en mathématique, en physique, en chimie warul tax ñu jël la yóbbu la ay formation. nañ la may temps, nañu mun jox ko temps mu jàng italien, ndax bu xësee ba départ xale bi incha allah université rek lay taxawee. mais bu ñu yàkkamti ba jël ko rek mu ñëw rek jël ko yóbbu ko centre de formation yi, parce que loolu mooy dañu freiner xale bi ci ay capacité. donc ñu ngi leen di ñaan ñuy waxtaan ak xale yi, ñu ngi leen di ñaan aussi ñuy dem ci ñi nga xam ne ñun ëpp xalaat ci màccum njàng wala formation di waxtaan ak ñoom ndax ñu mën leen a xelal. ñëpp xam nañ ni at yi yëpp ñu ngi def feetu xale yi, jóge nañ ci 4e édition bi war a jëm ci 5e édition bi, muy feet boo xam ni duñu wàcc, ndax dañuy ñaan yàlla rek at wu ne mu yokk te mu jëm ci li tubaab di tuddee méritocratie, maanaam xale yi nga xam ni ñoo gën a xarañ ci école bi. feet boobu baax na gaa, waaye waru fay yem, dañu war a gën a yokk di ci gëstu di ci liggéey ndax mu gën a fés, ndax mu gën a yaatu, xale yépp xaj ci, ndaxat taxawu leen di leen encourager dina tax xale yi gën a sawar ci école bi. donc kooku mooy point bi nga xam ni moo jëm ci xale yi. beneen point bi mooy donne pilastri delle nostre famiglie, aiutare e promuovere gruppi sociali composti da donne sia giovani che adulte in base alle loro esigenze. È doveroso fare in modo che abbiano più conoscenza sui prodotti che usano tutti i giorni in cucina, soprattutto quelli che non usano in Senegal. Avere la cultura di comprare prodotti con etichette e leggere gli ingredienti. Imparare a limitare il consumo di grassi saturi che possono causare tante malattie, e ciò impone una formazione con nutrizionisti in grado di visitare le nostre ricette tradizionali e limitarne il consumo di oli. Sensibilizzeremo le nostre donne sull'importanza dell'uso di prodotti di stagione che sono più naturali. Organizzeremo gare di cucina under 20 per dare alle ragazze la voglia di stare ai fornelli per conservare una cultura tutta senegalese. È di una importanza capitale la sicurezza nelle cucine. Perciò cercheremo insieme ai professionisti del settore di organizzare delle giornate di sensibilizzazione per ridurre i rischi di infortuni casalinghi. mbokk yi ñëpp xam nañu boo nee société jigéen mooy baas ba. xam nañ ko ci islam, xam nañ ko ci boroom xalaat yu rafet yi, ni jigéen su baaxee askan wi baax, bu jigéen demul askan wi du dem. kon ci loolu sunu jigéen ñi war nañ leen taxaw ci kuréel ak mbootaay yi nga xam ne ñu ngi koy taxawal. war nañ leen cee fekk si seet li nga xam ne ñoom moom lañu soxla, ñu jàppaleen ci loolu ci nu moyens yi ñu am, muy xalaat wala une assistenza dégg nga maam ci ay koppar bu fekkee ne mi ngi fi, ñu jàppaleen ci loolu. lii may wax ni jox naa ko nit mu liir ko mu xaw ko def ay reetaan,
ndax bu fekkee ni damay wax ba tuddi ay ingrédients ay oli saturi am lu naan waxu togg lay wax mais waxu togg yooyu may wax dafa am ci ay chiffres dafa am ay numéros yoo xam ni la Sanità fii à Parme dañu ko joxe mooy ci sunu askan ñun sénégalais yi dañu war a moytu ay graisse yi bi maanaam diwliñ parce que bari na ci ñun ay cas yi di hépatite maanaam muy ay tolof-tolof yoo xam ne ci wér-gu-yaram boo xam ni huile bari looy lekk lu niin dina koy joxe wala ay cholestérol bari lekk lu niin da koy joxe te cholestérol ñëpp xam ni danger bi mu am maanaam fi nga xam ne deret ji dafay jaar lumbu graisse yooyu ñooy cholestérol dañuy dem ba fatt ko mu mun la jural musiba moo tax ay points yu essentiel la sunu aada jigéenu Sénégal kenn dax koo togg car tubaab fa kàlla sama xaalis xëy na mais dañoo yaakaar ni togg boobu ñuy togg des fois boo ñu gisee ñuy togg liñ ciy consommer ci diwliñ dafa xaw a sakkan ma yaakaar ni bu ñu mënoon visiter suñu recette yooyu fexe ba mën koo togg te wàññi diw gi wàññi lépp loo xam ne dafa ñuy gaañ day baax ci ñun day baax ci xale yi day tax sunu plat yooyu nga xam ni kenn xamul nu mu toll ñun suñu culture li nga xam ni ay plat li ñu mën a togg kenn xamul nu mu toll mais day tax aussi ñu mën koo présenter tubaab yi di ko lekk parce que tubaab moom bu dee dafa niin rek day xam ni lii boo ko yàggee lekk du lu baax ci yow moo tax muy xaw moytu su nga xam ni mooy sunuy togg donc aussi loolu importance la parce que wér gu yaram njaboot gi askan wi moo tax ma koy wax moo tax ma bind ko loolu importance la beneen bi mooy ñu am habitude culture la war a nekk ci ñun bu ñu demee supermarché di jënd wala ñuy dem ci yeneen boutique yi di jënd nañuy lire étiquette ya nañuy xool date de péremption ba dama koy wax parce que man yàlla def na ni 16 ans wi nii may liggéey dans le domaine alimentaire man fi may liggéey ñam ñuy togg yi ñuy lekk moom la ñuy defar dafa am importance nga lire étiquette produit bi ngay jënd nga xool date de péremption bi dafa am importance dina tax lu bari loo xam ni sunu wér-gu-yaram may ñu ko ñu lekk ko dinañ ko éviter loo xam ni sunu diine may ñu lekk ko dinañ ko éviter moo waxee diine mooy loo xam ne dafa am mayaale wala loo xam ne dafa am strutto muy graisse mayaale bi étiquette bi loo xam importance nga des fois nga am doom joo xam ni dafa am intolérance maanaam allergie wa ilaa sa doom dafa allergie ay noix yi wa ilaa sa doom dafa allergie dérivante de latte wa ilaa sa doom dafa allergie pêche yooyu yëpp lu ñu war a xam la te ñu ngi koy bind ci étiquette bi parce que norme la fii Europe mën na su fa jaay produit boo xam ni composants yi bind ñu ko ci étiquette ba lu ñu war a jàng la pour moytu loraange loolu culture la bu ñu war a am mais dem ci supermarché di jël rek di sànni pañe bi te liiroo li ngay jënd xamoo ndax am li ngay jënd am na ci li lay gaañ dafa am importance bu ñu ko tuutal ak date de péremption mooy date bi nga xam ni dañ ne ci sécurité alimentaire bu ko produit bi weesoo maanaam risque ngi ci nga lekk ko yooyu yëpp ay culture yoo xam ni war nañ ko am lu jigéen ñi kese nag jigéen ñi war nañ ko am góor ñi war nañ ko am sunu doom yi yaakaar naa ni ñoom am nañ ko ndax dafa bokk ci culture Italie dafa bokk ci culture Europe donc loolu aussi lu ñu war a saytu la dinañ ci organiser ay formation ak ay nutritionniste ñu jàngal ñu war ñu leeral ñu produit booy jënd ci yan base ngay jënd produit ba dafa importance bu ñu ko tuutal
man ci li may xalaat la ndax ci loolu laay liggéey man ci loolu laay liggéey yàgg naa ci xam naa problème yi ci nekk xam naa risques yi ci nekk boo gisee léegi maanaam ñu am xew-xew bëgg a togg mais ki lay jox salle bi naan salle bi mënuñu fay andi togg yoo xam ne dañ ko toggee suñu kër loolu la dafa am ce qu'on appelle CCP boo koy ci anglais mooy critique control points mooy ay point la yoo xam ni dafa am importance ci ñam bi nga xam ni moom na nit ki toggee ci këram yan température la ko toggee ndax dafa war a stériliser ndax da ko war a sanifier yooyu yëpp dafa am importance bu ñu koy xeeb donc yaakaar naa ni organiser ay lu mel ni séminaire ay borom xam-xam yi nga xam ne ci loolu la ñuy liggéey ñu ñëw ibbi suñu xel yokkuñu ci anam boobu day am importance beneen bi may wax mooy sécurité casalingue jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéey ci kër gi tey accident di am ci kër gi bis bu ne mu am xëy na siiwul mais luy am la te bu amee lu ñu koy tuddee mooy ndogal mais loolu am na ay loi yi nga xam ni moo koy régir am na loi yi nga xam ni ñoo koy saytu ñoo koy wax donc loolu aussi def ci formation dafay am importance ñu xam ni waañ wi boo taalee gaz am na lu ñu war a moytu am na produit yoo xam ni c'est des produits explosifs day nekk suñu waañ yi waru faa nekk yooyu yëpp lu am importance la ñu war ko moytu donc loolu aussi dafa laaj incha allah ñu waxtaan ak professionnels yi nga xam ni ñoo ciy liggéey ndax ñu mën a laaye biir sunu famille yi bu ko defee yooyu ñu mën ko moytu ndax yooyu en général kër gu mu am rek musiba dafay am donc incha allah yàlla na ci yàlla musal. beneen point bi mooy bu mujj bi comunità sénégalaise come partenaire per la realizzazione di progetti motori di sviluppo. Chi di noi non abbia provato a fare piccoli investimenti in Senegal senza risultati per motivi che sappiamo? Mancanza di consulenza appropriata, errori di progettazione, fallimento legato ai nostri familiari, mancanza di fondi per iniziare un'attività. Vorrei che tutti pensino al numero che siamo e ciò che potremo fare insieme con pochi mezzi personali. La sfida che proponiamo è di arrivare a non dover più mandare dei soldi in Senegal per mantenere la famiglia, ma di avere un'attività insieme che si consentirà di provvedere a loro e di poter dire che gli immigrati senegalesi di Parma sono riusciti a fare qualcosa in Senegal e che funziona. È legittimo pensare che qualcuno vuole vivere sul nostro sudore, come è anche comprensibile sentire dire nessuno si fida di nessuno. Sono due pensieri che capisco, ma realmente non abbiamo mai provato insieme come comunità a fare un'attività qualunque in Senegal. Vorrei suscitare in voi questo indole di imprenditoriale comunitaria che potrebbe anche facilitare il nostro ritorno, il ritorno di alcuni di noi che lo vorrebbe, ma avendo in mano una cosa che funziona e che rende. Pàcc boobu li mu ci wax mooy bëri na ci ñun mun naa ne sax amul ci ñun koo xam ne yàgg nga fi di fi liggéey te jéemoo dara Sénégal jéemoo taxawal dara Sénégal ñu bëri jéem nañ ko man mii di wax ak yéen jéem naa ko waaye ñi ci mën a taxaw ni jéem naa ko dox na bëriwul wa ilaa secteur ba nga dugg étudier woo ko balaa nga ciy dugg wa ilaa ñara war a xelal luñ la ci anam bi ñu la war a xelalee wa ilaa say mbokk ñi nga bokkal nga jël mbir sonn ci jox leen ko duñ ko toppatoo na mu waree mujj affaire bi dafay mujjee suux wa ilaa mu manqué la ay moyens pour nga tàmbale
ni woon ñu xalaat ñun Parme et province ñaata lañu yaakaar naa ni ñu ngi ci environ ay 9000 nangam mais boo dindee xale yi yaakaar naa ne méta bi bokk 4500 wala 4000 nekk na ci ñoo xam ni ñi ëpp ci ñoom ñi ngi liggéey ma ni woon mais est-ce que mënuñoo xalaat boole jéem a réaliser benn projet boo xam ni sénégalais yi di Parme et provinciaux ñoo koy def ca Sénégal sunum réew te pourtant li muy laaj bëriwul par exemple bu dee man dama am projet exemple lay wax bu dee man dama am projet 300000 mais 300000 bu ñu ko diviser ci 300 personnes ku nekk 1000 euros lay joxe loolu du diis ok donc yaakaar naa ni egg nañu foo xam ni war nañu boole sunu doole pour réaliser loo xam ne lu taxaw la ku nekk mën nga nag sa proposition ñu étudier ko man lim importance mooy ñu nangoo booloo jéem a taxawal dara mën nga dégg nag nit ku naan ah kii de ku mu nax lay wut c'est normal nit ki di ko wax wala dégg kaneen mu naan gaa yi fii kenn yéenewul sa moroom dara lu ñu mën a dégg la ndax du lu yomb mais bu ñu ko jéemul fii ak jéemuñu ko mais nan la ñuy xamee ni loolu mënta ne yaakaar naa ni pour man ni mu ko gisee lu war a mën a nekk la li des rek moo ñu am fit wi courage tàmbali ko am na du ma nekk fii nag di wax projet yoo xam ni li nañ def lii man am na lu ma xalaatee projet keneen am na nu mu xalaatee projet nañ ciy waxtaan xëy na balaa yàgg ñu gis projet boo xam ni projet bu taxaw la nga xam ni dañ koo gëstu xool faisabilité bi xool costo yi ba nga xam ni yaakaar nañu war nañ ko mën a réaliser bu ñu koy ragal imprenditoriat du ñu koy ragal dañu koy jéem waaye tegu ci ay anam yoo xam ni dañ koy teg ci xam-xam dañ koy teg dans la transparence maanaam dafay leer anam yi day leer te buñ ko teg ci kii moo ma neex wala nangam parce que loolu dafay yàq dañ koy teg ci lu dëgg dañ koy teg ci lu leer lu transparent ba nga xam ni képp ku ci dugal sa dërëm it di nga xam dërëm bi fa la jëm ak kan moo koy gérer donc mbooloo mi loolu mooy li nga xam ni man Ibrahima Diop seen nouveau président ay tomb yoo xam ni xalaatoon naa ko bindi ko ci kayit ni naa ko waxtaan ak sama askan li yépp nag ay xalaat kese la ndax xalaat mën na koo gën a rafet kon maa ngi ñaan képp koo xam ni am nga ci xalaat na nga ko joxe site bi bu point sénégalais di Parme point it am na pàcc boo xam ne nit ki mën na cee dugg bind xalaatam nañ ci dugg di bind xalaat yi ñuy xam ni li ñuy xalaat lan la ndax ñun ñi nga xam ni mooy exécutif bi matalewuñu lépp loo xam ne dañ koy xalaat am na jàmbur boo xam ni nekkul ci exécutif bi mais mooy gën a rafet xalaat waaye comme ni ko olof di waxee rek buy moom bu tojul du am njëriñ nañuy génne xalaat yi nañu koy ñeme di ko génne nañu koy weccoog nit ñi ndax mu gën a rafet gën a sell bu ko defee ñu mën koo jëfe donc lii mooy li nga xam ni naa ne woon naa ko waxtaan ak sénégalais yi wax ji ma wax yépp bu fekkee ni am na lu ci jub sama askan laa ko yéene bu fekkee ni am na loo xam ni def ci dëng maa ngi jéggalu lu rafet rek laa ci jubli woon may ñaan yàlla nu ngeen ma taxawee woon keroog ci élection bi da ngeen may kunne di ko taxaw ndax man yàlla mi ma tiim xam ni
sama askan rek moo ma ñor sama askan rek moo ma tax a jóg may ñaanit képp koo xam ni jàpp ci exécutif bi intéressé na la ñëw ci bureau bi ñu ànd liggéey ñor na la nanga ma contacter bu ko defee ñu seet nga contacter Abdou Ba bu ko defee ñu seet nu ñuy organiser parce que tàmbali nañu liggéey pour créer bureau bi fi nekkoon mi ngi fii mais nañ koy jéem a yaatal ba nga xam ne ñëpp dinañ ci xaaj rawatina ndaw ñi donc maa ngi leen gërëm di leen sant képp koo xam ni soxla nga ma sama numéro téléphone mooy 388 képp ku ma soxla mën ngaa ma woo ci boobu numéro n'importe quelle heure sama liggéey nag may téye téléphone parce que ci lu ñuy lekk moom la ñuy liggéey duñu yor téléphone waaye képp koo xam ni woo nga ma jotoo ma nanga ma bàyyi message boo ma bàyyee message vocal bu neexee yàlla incha allah dina la tontu donc askan wi maa ngi leen di gërëm di leen sant di ñaan yàlla ngeen jàppale ñu ànd jàppale sunu askan ba incha allah li nga xam ni song nañ ko yàlla defal ñu ci ndam maa ngi leen di gërëm di leen sant di jéggalu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu jërë ngeen jëf